الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes, qui a créé l'homme et en a fait un être social et sociable, ne pouvant pas vivre seul, donc obligé d'avoir des voisins. Que sa paix et sa miséricorde soient sur le meilleur des voisins, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le Coran et la Sunna sont remplis de textes appelant les êtres à respecter certains droits, dont celui des voisins. Dans la sourate An-Nisa, verset 36, parlant de ces droits, lui Allah subhanahu wa ta'ala, et de ceux des voisins, Allah dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez en bonté avec vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de renchérir dans un hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, rapporté al-Bukhari, où il dit Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Il dit Jibril n'a cessé de me faire des recommandations envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru que lorsque je meurs, il va avoir une partie de mon héritage. Chers fidèles, ces deux textes devaient suffire pour que chacun de nous se dise suis-je bienfaisant envers mon voisin, surtout dans ce milieu estudiantin qui regroupe des gens de divers horizons. Être bienfaisant envers son voisin est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le croyant. Il disait dans un hadith d'Abu Huraira Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وفي رواية فليحسن إلى جاره. Il disait dans un hadith quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour de la résurrection, qu'il ne fasse pas du tort, qu'il ne nuise pas à ses voisins. Quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il honore son invité. Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Chers musulmans, où en sommes-nous avec ces recommandations? Chers étudiants et étudiantes, est-ce que nous pensons à cela? Combien de fois, dans les quartiers de façon générale, mais dans ce milieu, disons-nous, dans les pavillons, faisons-nous ce qu'on peut appeler une pollution sonore? Tu es dans ta chambre et tu ne te soucies pas de l'autre qui est à côté, qui doit se reposer ou dormir. Tu ne sais pas si dans l'autre côté, il y a un malade. Fais un tour la nuit à l'UCAD, comme on dit, Dakar ne dort pas. On a l'impression aussi que l'UCAD ne dort pas. Chaque groupe d'étudiants a son bouffeur, a son woofer ou son bar portable. Et on s'assoit allègrement sous un pavillon en rivalisant tout simplement de sonorisation. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait même, en jurant concernant celui qui nuit à ses voisins, que celui-là il n'est pas croyant. Il disait Wallahi la yu'min,
Wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulallah? Qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Il dit, je jure par Allah que tel n'est pas croyant, tel n'est pas un croyant, tel n'est pas un croyant. Les compagnons lui disent, de qui parles-tu? Il dit, celui dont les gens, ses voisins, ne sont pas à l'abri de ses mauvais actes. Cela peut être aussi compris dans le cadre des vols de matériel et autres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en général, quand il enseignait aux compagnons certaines choses, il leur posait une question pour après lui donner la réponse. Il leur disait dans un hadith, que dites-vous du vol? Les compagnons de répondre, Allah et son messager ont rendu cela illicite, donc voler c'est quelque chose d'illicite. Le prophète leur dit, il dit que quelqu'un va autre part, qu'il vole dans 10 maisons, cela est moins grave que qu'il vole ce qu'on appelle son voisin. Et il fait partie de la bienfaisance envers ses voisins de les aider. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Abu Zar, Ya Aba Zar, idha tabakhta maraqatan fakthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Il lui disait, Abu Zar, quand tu cuisines et que ce que tu dois cuisiner c'est peut-être de la sauce, il dit, il faut augmenter l'eau en pensant à ses voisins pour que tu puisses leur donner quelque chose. Et notre mère Aïcha radiallahu anha de lui demander par quel voisin commencer si on veut faire du bien. Il lui répondit par le plus proche lorsqu'il disait, Ya Rasulallah, inna li jarayni fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabi minka baban. Toujours montrant la nécessité de l'entraide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, laysa al-mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Il dit, tel n'est pas un croyant. Un vrai croyant n'est pas celui qui dort rassasié alors que son voisin a faim. Donc si tu as des voisins, aide-le si tu es un étudiant peut-être en leur donnant des tickets, ou bien car cela peut fluidifier les relations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, tahadu tahabu. Donnez-vous mutuellement des cadeaux et vous allez vous aimer les uns les autres. Chers fidèles, nuire à ses voisins est très dangereux, comme on l'a vu dans le hadith qui disait que celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses mauvais actes n'est pas un bon croyant. Et il y a une autre preuve qui montre aussi le fait que cela est dangereux. Abu Hurairah radiyallahu anhu disait, Qila ya Rasulallah. Abu Hurairah racontait une chose qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qila ya Rasulallah, inna fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها إنها هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. On a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux femmes. On lui a dit la première c'est une femme qui prie toutes les prières surrogatoires, toutes les prières obligatoires du moins, mais aussi elle fait des prières surrogatoires. On lui dit aussi c'est quelqu'un aussi qui donne tout ce qu'il doit donner comme aumône, mais aussi il jeûne même pendant beaucoup de journées. Mais son seul problème c'est qu'elle nuit ses voisins de par sa langue. Elle a, comme on a l'habitude de dire, une langue de vipère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, elle n'a pas de bien, elle sera des gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. On lui dit, il y a une autre femme qui aussi elle prie, mais elle ne prie que les prières obligatoires. Elle donne aussi de l'aumône, mais aussi c'est quelqu'un vraiment qui ne fait pas du tort de par sa langue, même à ses voisins. Il dit, celle-là ira au paradis. Donc dans ce hadith, on voit que malgré les bonnes actions que faisait cette dame, son refuge sera l'enfer car elle faisait du tort à ses voisins. Et cela se comprend aussi par le fait que le jour de la résurrection, ce sont ces bonnes actions que l'on va distribuer aux autres. Si leur dû n'est pas réglé, on prendra leur péché qu'on versera dans son compte. Donc, chers fidèles, chers étudiants, revoyons nos comportements vis-à-vis de nos voisins. Sachons que la vie est courte et que tout un chacun, surtout dans ce temple du savoir, doit faire des sacrifices pour bien vivre avec le voisin de chambre ou de pavillon, vu qu'ils ne viennent pas de même horizon et que nul ne sait ce que réserve l'avenir. Soyons endurants aussi et persévérants lorsque nos voisins nous font du tort. Ne réagissons pas comme lui. Privilégions le pardon qui fera, Inch'Allah, de ces derniers
un ami intime, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, donc repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà, celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce. Être bienfaisant envers ses voisins aussi, c'est ne pas divulguer le secret, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man satara musliman, satarahu Allah yawm al-qiyamah. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah lui couvrira les siens le jour de la résurrection. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. mbokk yi gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko doole di ko ñaanal moom yàlla subhanahu wa taala sa mbërtel ci kawam xéewal ak jàmm moom ak ay saxaabaam ak njabootam ak képp koo xam ne topp na leen ba dee dikkal la mu tàbbal la àjjana yàlla nañ ci yàlla boole. ñu dénk suñu bopp di leen dénk ndénkaan yàlla bu màgg bi mooy ragal yàlla subhanahu wa taala def ay ndigalam bàyyi ay tereem te loolu yëpp nga teg ko ci nax ne moom mooy sunna yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy tundu ko lépp loo xam ne dañ ko sos ci diine ndax lu ñu sos ci diine moom lañ tuddee bida te bépp bida sallallahu alayhi wa sallam nee na réer la te réer googu fu muy jëmale borom bu ko bàyyi bët mooy safara yal nañ ci yàlla musal. ñu sant borom subhanahu wa taala màggal ko moom mi nga xam ne moo bind doomi aadama waaye mu def doomi aadama daf nekk koo xam ne mënta dund moom dong fam mu am ñu mu dëkkal ndax mu ànd ak ñoom ci dund. sant tamit di julli sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne képp koo xam ne am dëkkandoo da nga xam ne dëkkandoo bi gën mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne dafa xamoon bu baax la xam ne mooy àqu dëkkandoo yooyu. mbokk yi bu ubbee alquran ubbi sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga ciy fekk aay yu bëri yoo xam ne ak ay xadiis yoo xam ne dañuy ñaax nit ki pour mu rek respecter yenn droit rawatina la nga xam ne mooy droit la nga xam ne moom mooy dëkkandoom. boo jee sootu Nisa ci aaya 36 yàlla subhanahu wa taala mi ngi ciy wax nga xam ne dafa wax nit ñi ñu jaamu ko ba pare loolu mooy àqam mu njëkk mu ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla moom dong te bu leen ko wutal benn ndend bu leen ko wutal benn bokkaale ndax loolu yeeyut ci moom. mu ne wa bil waalidayni ihsaana rafetal leen jëm ci seen i ñaari wayjur waaye nag ngeen rafetal jëm ci seen i mbokk yi leen jege rafetal jëm ci njirim yi rafetal jëm ci na xam ne ñoom ñooy ñi ñàkk rafetal ci koo xam ne mooy daf la jege lool ci wàllu mbokk ak koo xam ne sax amaat na sori na la waaye rafetal ci koo xam ne amaat na yéen a bokk fi ngeen di liggéeyee wala fi ngeen di jànge waaye tamit rafetal ci koo xam ne tukki na ba yoonam dog mu ne ndaxte kat ak képp koo xam ne yéen ci seen kilifteef la nekk rawatina ay jaam mu ne xam leen ne borom bi subhanahu wa taala de buggul koo xam ne amul dara ba pare waaye ku nekk ku rëy la. yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ci benn xadis boo xam ne Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali mu ne moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne Jibril da dal ñëw naan ma bàyyil xel sa dëkkandoo yi bàyyil xel sa dëkkandoo yi nee na ba ma yaakaar ne bés Jibril dana ñëw ne ma bu fekkente ne dee nga lañ lay doon na sa ndono am na loo xam ne say dëkkandoo ñoom ñoo ko moom kon loolu dafay wane la wax ne moom mooy importance su dëkkandoo boobu. mbokk yi aaya bi hadis bi rek waroon na day ba ku nekk si ñun laaj boppam ne waa man am naa naka laa mel ak samay dëkkandoo ndax maa ngi jëf lu baax ci seen wàll wala dama nekk koo xam ne damay dënge seen i wa ci kanam rawatina fi ñu nekk nii lu mel ni nga xam ne moom mooy université xam ñu bëri dañ fi dëkk te amaat na fa ñu jóge bokkut. nit ki nag mu xam ne rafetal jëm ci dëkkandoo am dafa nekk loo xam ne ndigal la boo xam ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko diglee ci ay xadiis yu bëri waaye jël ci benn bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne gëm nga ne yàlla am na te nga gëm ne bés da nga taxaw ci kanam borom subhanahu wa taala mu xisaab la mu ne kooku de bu mu lor dëkkandoowam mu ne ak képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne bés penc dana am mu ne fexeel ba boo amee gan na nga ko teral sa kéemtalaay kattan waaye képp koo xam ne gëm nga ne yàlla am na gëm nga ne yawmal qiyaam dana taxaw mu ne kooku booy wax na nga wax lu baax mbaa nga noppi.
kon mbokk yi ana fan lañ toll ak ndigle yi yoon sallallahu alayhi wasallam def ñi fi jànge ak ñu mel noonu naka la ñuy def ñaata yoon ngay gis moo xam ci université la wala nga xool ci koñ ba nga xam ne fa nga dëkk nga xool ne nit ñi dañuy nekk ñoo xam ne seen wàllu àqu dëkkandoo dañ koy yàq rawatina ci tànqal leen ci nga xam ne moom mooy dañ koy déglu boo ñëwee ci université duggal ci chambre bu la neex wala nga dem ci quartier yi da ngay jékki-jékki fa nga tëdd di nelaw yow dégg ab rajo boo xam ne mi ngi ci wax ci kaw te fekk na amaat na ña ko soxla mooy ñi gën a jege waaye dañ koy taal ba mu ci kaw loolu day nga xam ne ka nekk sa wet yaa ngi koy tere nelaw amaan dafa waroon noppalu bu dee ci université ba ka nekk ci chambre bi si nekk mi ngi nelaw dafa war réviser wala sa amaan dafa feebar waaye yow sa yoon nekk si boo waxee rek nga ne ñun de fii niñ fi dëkkee ñun ñoo ko bokk wala fii mbedd buur la mel ni rek yow doo xalaat da ngay gis léeg-léeg ci émission yi télé ñu naan la Dakar ne dort pas waaye boo dégg université daf mel ni loolu dafa appliqué wu fexeel ba guddi fekk la université 21h jëm suuf nga doxantu tuuti rek ci suufu pavillon bu nekk day gis groupe étudiant bu nekk toog yow soo xam moo xam seen baaf la ñuy yor wala seen uffeur teg ko nag def seen groupe ku nekk di wan sama man maa sama son musique moo dàq sa son wala sama baaful moo gën a rëy ak volume am mel ni nit ñi fi nekk ñoo xam dañu war a jàng waaye nag erreur bi tamit amaat na ci ñu jiite yoon la ndaxte bu fekkee da nga jël campus ñu xaajoon ko fii góor ñi fii jigéen ñi nga mujj leen jaxase loolu tamit dafa indi coow waaye yow étudiant bi xalaatal loolu xalaatal ne nekk koo xam ne dangay dënge ak nga xam ne mooy say dëkkandoo dafa dangereux loolu yoon sallallahu alayhi wa sallam doo wax ci benn xadis muy waat mu ne maa ngi waat ne diw sangam gëmul maa ngi waat ne diw sangam gëmam matul maa ngi waat ne diw sangam gëmam matul ñu ne ko kan mu ne koo xam ne ay dëkkandoowum seen xel du dal mukk ci mu def leen loo xam ne lu bon la loolu mën nga ko jël ci cadre masalan sàcc na xam ne yaa ngi sàcc sa dëkkandoo wala sa voisin de chambre wala voisin de pavillon wala yaa ngi ko yàqal ay matériels yoo xam ne moom moo ko moom donte da nga ko ab loolu dafay dugg ci cadre boobule yoon sallallahu alayhi wa sallam ba daan jàngale saxaaba yi day jékki-jékki mu posé leen ay question bés daf leen laaj mu ne lu ngeen di wax ci sàcc ñu ne ko sàcc de yàlla araamal na ko yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam araamal na ko kon daf xaraam mu ne kaay leen wax leen danger wu sàcc sa dëkkandoo mu ne nga dem feneen loolu nag tekkiwul na nga dem sàcc déedéet mu ne nga dem feneen foo xam ne sori nga fa nga dajale fukki kër nga sàcc fa neen loolu moo gën yomb fuuf nga ñëw si sa dëkkandoo nga sàcc ko kon loolu jullit bi na ci bàyyi xel noonu la leen laajee ci yeneen di mbir bokk na ci rafetal fi nga xam ne moom mooy say dëkkandoo mooy yow bu fekkee ne am nga lu baax lu lekk la loolu mel noonu nga bàyyi xel ci ñoom sallallahu alayhi wa sallam doon wax nga xam ne Abu Dhar mu ne ko Abu Dhar bu dee yaa ngi togg te li ngay togg doon ab ñeex ak yu mel noonu mu ne yokkal ndox bi mu ne ndax nga xalaat say dëkkandoo ndax yaa ngi taal fii amaan na yëf yi ngi jóg di gilli mi ngi xeeñ ña sa wet ñu ngi mbir mi mu ngi leen xeeñ te man na yow noor leen si may mu ne kon bëri la bu wax ndox mi moo tax Aïcha radiyallahu anha doon laaj ci wàllu dëkkandoo mu laaj yoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko am naa ñaari dëkkandoo su may def njekk di maye dara wala ma ci saraxe dara kan laa koy jox mu ne ko xoolee ka nga xam ne buntam moo gën a jege sa bunt kon ki la gën a jege nga gën def loolu moo xam ne mooy lu baax ci moom kon yow fekkente ne yàlla may na la alal ju bari wala nga nekk ci campus bi nekk étudiant sama moroom étudiant nekk fi mën nga ko jàppale fekk am ngay ticket petit déjeuner wala repas ak ci ni mel te ndax loolu dafay gën a rataxal seen diggante yoon sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis mu ne tahaadu tahaabu joxenteen ay cadeau su ko defee loolu yàlla day def seen diggante nekk loo xam ne lu ratax la mbokki ci yàlla lor sa dëkkandoo dafa nekk loo xam ne lu garaaw la lool comme ni ñu ko gisee ci xadis bi yoon sallallahu alayhi wa sallam doon wax sànq waaye dañ jël benn xadis nga gis foo tamit yoon sallallahu alayhi wa sallam di wane lor say dëkkandoo ni mu garaawee ci nit ki saxaaba yi dañ ko nettee ne ko ñun de dañu xam ñaari jigéen ñu ne ko jigéen jii de dafa nekk koo xam ne day julli waxtu juróom yépp du ci raw benn du ko ci raw waaye dafa nekk jigéen joo xam ne dafay julli sax guddi day def li ñu tuddee qiyaamul layl waaye nekk na jullit jigéen bu jullit boo xam ne weeru koor da koy woor waaye yeneen koor sax dafa nekk loo xam daf koy woor waaye dafa nekk jigéen jullit boo xam ne dafay saraxe lu baax loolu yépp ñu tuddal ko ñu ne ko waaye nag leen mooy sikkam de làmmiñam moom téew ko la nga xam ne rawatina ci ay dëkkandoowam neen daf leen di lor ci làmmiñam yéen sallallahu alayhi wa sallam mu neen kooku de dara lu baax amu ko kooku ci waa safara la bokk yann ci yàlla musal ñu ne ko nag am na kenn ku jigéen koo xam ne moom de dana julli waaye daanaka lañ ko gis muy julli mooy julli juróom rek moom dana ko matal ni ki tamit dana saraxe waaye nag moom ceene la bañam du lor kenn sallallahu alayhi wa sallam ne kooku de ku baax la te it waa ajjana la xoolal mbokk yi kenn li mu doon def ci lu baax yépp ànd ak loolu yow sallallahu alayhi wa sallam ne waa safara la di nga ko mën comprendre ci daan boo jàngee xadiis yow sallallahu alayhi wa sallam bi wax ne yawmal qiyaam dërëm amatu fa diinaar amatu fa mënootu fa fay dara tiyaaba fam ak bàkkaar mooy monnaie d'échange bi
mu ne kon yow boo daan def lu bon nit dañuy ñëw jël julli nga daan julli woor yi nga daan woor asaka yi nga daan joxe asaka ñu koy jël di ko jox ñeneen ñi mu ne bu demee waa ji ba la nga xam ne moom lañ amee woon ci ay lu baax jeex te fekk na àq yi mu amee nit ñi jeexagul ñu jël bàkkaar ñeneen ñi sotti ko mu mujjee safara yal nañu yàlla musal ci loolu kon mbokk yi bul nekk koo xam ne da ngay liggéeyal keneen bi maanaam yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi def lu baax fekk yawmal qiyaam keneen moo koy am mbokk yi ci yàlla mbokki étudiants yi kon nañu xoolaat baax suñu comportement diggante ak suñuy dëkkandoo yi ñu xam ne dund bi dafa nekk dund boo xam ne bu gàtt la rawatina ci béréb bi ñu nekk nii nga xam ne daanaka ñeenti ak juróomi at nga génn kon yow kon li nga war mooy def nga rafetal bu baax rawatina ñun ñëpp fi ñu jógee nekk loo xam ne bokkul tey ñu xam ne àdduna am avenir ku nekk rek mën na jëriñ sa morom léegi nga gis ñaari étudiants xam ne fii lañ tase xamante yàlla moom subhanahu wa taala def daanaka bu ñu génnee ñooy ànd ak ci lu bari imma dase ni ci benn dëkk wala xamante wu ñu woon fii lañ xamante ndek ay mbokk lañ wala sax amaan na kenn di mujj dem ci liggéey ci dëkku keneen ki kon loolu war na tax ñu rafetal suñu diggante nekk koo xam ne suñu dëkku nu rafet waaye mbokk bi tamit fekkente ne am nga loo xam ne moom mooy dëkkandoo boo xam ne kat moom li yàlla xam doy na daf lay def toor rek fexeel tamit nga sàllaloo muñ ndax yow sam doon wax naan ne bokk na ci ñi gën a baax moo comme dafay jox soog nit ñi ba pare di lor nga xam ne moom di muñ loo xam ne moom mooy seen lor kon nit ki buñ la saaga wala def lu bon bul fayoo noonu déedéet defal li gën a baax soo ko defee kële tooñ dana mujj nekk koo xam ne daanaka dana sa xarit lay doon moo tax ni yàlla di wax si sourate Fussilat aya 34 35 mu naan wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a jëf ju baax ak jëf ju bon nee na ñaar yooyu mënuñoo tolloo yàlla ma ne idfa billati hiya ahsan mu ne fayal li gën a rafet ni bu la defee lu bon andil lu gën a baax nga jox ko mu ne boo defee loolu la may am fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun kannahu waliyyun hamim ka nga xam ne daf la noonoo woon amoon noonu seen diggante bu fekkee lu baax lu bon la def nga def ko lu baax nee na bu yàggee day mel ni moom sa xarit la boo xam ne xarit intime la dem ba xam ne daanaka yow lay gën a bëgg mu ne waaye nag loolu nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru loolu moom ñi ko mën am mooy ñoo xam ne dañuy muñ ñi ko mën am mooy ñi xam ne dañ nekk ñoo xam ne kat yàlla subhanahu wa taala jox na leen chance bu rëy yal nañu yàlla may loolu waaye mbokk yi ñu tëjee ci wax ne la nga xam ne mooy bokk nag ci rafetal sa dikkandoo mooy nga bañ a nekk comme da ngay wuññi suturaam di wuññi awraam ndax léeg-léeg nga dëkk ak sa mbokk jullit yéenay dëkk moo xam ci kër ga la wala ci koñ bi la wala rawatina fii ci campus bi nga xam ne yéenay bokk chambre kon am na yoo xam ne seen diggante lay xew lu nekk yow mën nga ko gis ci moom mën na ko gis ci yow waaye li war mooy lan amul kenn ku war a génne di wuññi say suutal morom di wax lu bon ci moom wala di wax loo gis ci moom te rafetul ñun soo sam dafa mu ne man satara musliman satarahu llah yawma alqiyama adduna bi boo fi suturaal di jullit yawma alqiyamati ya subhanahu wa taala suturaal waaye nag boo fi jéemi wuññi suturaay jullit ci kaw suuf sii même ba ci sa biir kër la sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dañ ne comme dafay wuññi sa sutura yal nañu yàlla sàmm suñu dëkkandoo ñu nekk ñoom dañuy rafetal ak suñu dëkkandoo nekk ñoo xam ne dañuy nekk ñoom fii ci jàmm yawmal qiyaam ñu ànd ak ñoom tamit wàcc na xam ne moom mooy tamit si jàmm waaye tamit suñu mbokk tamit bu ñu fàtte ci suñuy julli ci suñuy ñaan daanaka loolu mooy li ñu gën a mën def ci suñuy mbokk jullit ñu nekk côté Palestine ak Gaza ak léegi nag li ko wër xam ngeen coono yi fa am kon buñu leen fàtte moo ko yàlla na yàlla subhanahu wa taala dëgëral leen yàlla subhanahu wa taala sàmm leen ba nga xam ne noon bi nekk seen kaw dina fa mujj jóge loolu lu yomb yàlla la allahumma habbibna al iman وزين في قلوبنا وكرمنا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين اللهم انصر اخواننا المضطهدين في فلسطين وفي غزه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله